oh, ayoyam la lune. Présenté mon musidɗo meɗen wawa haalande mon holi kañum e pourquoi oɗo foire donc bisimilla. Allo, assalamu aleykum wa rahmatullah. Bandiraɓe on calminama on jurama on monama mantama ko Alassane Gaye bergerie Gorgol oɗo ko foire Asram goyi wadde hitande foof le 20 décembre ɗum kewi wadde hono ɗeɗo golle pour min kollira gaynaka men joni min hande mon deuxième édition e foire o ɗum noon min ñagui ballal min ñagui duwaw mo ƴerale moon. eyyi Alassane Seydi Gaye haalama yooɗi feewi kono Alassane hande holkono jiiruɗa par exemple oɗo foire no wayi mawdi ni e yimɓe no notitori ɗum ni hen an hol ko santuɗa hen to an Alassane? machallah min beltima no feewi min feewi min mbaɗi première édition min cikkano ma morso min mbaɗi deuxième édition kam vraiment ɓuuri no feewi hono première édition laaɓi hankkadi wonde murtanaɓe kam so Allah ko ne jiiɗi ndema e gaynaka laaɓi ɗum no feewi ɓe notorima e keewal no feewi te golle ɗe jooɗi peewi juɓɓi so Allah jooɗi peewi juɓɓi emin belti hen emin jetta Allah ene laaɗum. Gadduɗa ɗo tan ko baali walla won goɗɗum ko gadduɗa ɗo kadi? ala gaddumi ko ɓaade wiyata ko ndema e gaynaka gaddumi kala kono ene he gaddumi addi baali mi addi nayyi mi addi pucci koyde noon heƴata ɗo nan galle baali nan ɗo nayyi nan ɗo pucci nan ɗo heddi ko nan galle heƴata ɗo ɗum noon maraw ko wona kala ko faye naggue na heeƴe barme ko ɗum ɗan wawi hejji hen waɗama hen. eyyi ɗum Alassane a jarama Seydi Gaye mbeɗa yiiɗi mbiyata holko mbasiytoɗa bandiraɓe ganduɗa hoorema henne e ko fate ndema e gaynaka? wonno gonga so wiyama ndema e gaynaka kam ne anda ko pulagoji ɗum jimmi sukaɓe fulɓe yo tinno ndema e gaynaka gabbata e gaynaka surtout hono kaɗo gaynaka ene waɗi gartam no feewi mbeɗa wasi sukaɓeɓe kala mbaɗo investissement so wawi wadde hono oɗo investissement vraiment ne walla no feewi sa ƴeewi ko jamnata temedere mbaalu hitande jeeya temedere jawdi wawi ɗum puuɗi capan jewujunere ɗo jamna jawdi balɗe nogas ko dañata hen ko wappiti temedere mbaalu jamnata ɗi ɗum noon so dañama hono ɗiɗo balɗe vraiment ne moƴƴi mbaɗen haqqille no feewi toppiɗen gaynaka ndema e gaynaka men on jarama. نحن هون في سوسيتي CPVR نرضي par exemple من عدم بريزونتي راسو. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. معكم الدكتور محمد الباصة المدير الفني لشركة CPVR. هاي الشركة عندها مخبر ينقال له مخبر انترشيمي، هي الوحيدة اللي تجيب، هي المسؤولة عن المنتجات البيطرية الخاصة بمخبر انترشيمي، تجيب هذه الأدوية كاملة اللي يحتاجها المنمي وبأسعار مناسبة وبجودة عالية، وهي موجودة معروفة لدى المنمين. فيها جميع أنواع الأدوية، فيها الفيتامينات وفيها المضادات الحيوية وفيها منشطات النمو وفيها مضادات الطفيليات الداخلية والخارجية وفيها المطهرات، فيها جميع أنواع أشكال الأدوية اللي يحتاجها المنمي. وهي الأدوية معروفة لدى المنمين، قال أدوية انترشيمي. وجينا هون لهذا المعرض من أجل المشاركة مع زملائنا المنمين، لأننا أحد الأدوية اللي تمدهم، أحد الشرائك اللي توفر الأدوية وتستوردها من هولندا وتجيبها هنا تنواكشوط وتبيعها للمنمين. شكرا. شكرا حمدا. نقدر نرى بار اكزومبل لاش جيت هون اليوم في هاي الفوار هون عند 5 سينما سعادة؟ جيت هنا لأن هذا الفار هو مسؤول عن تحسين السلالات المحلية هون. جيت هون ياك نعرض هاي الأدوية، ياك يشوفوا المنمين ويشوفوا الناس اللي زائرة كاملة، وتشوف هاي الأدوية، هذه الأدوية المختلفة البيطرية، ياك يشوف المنمي ويعود يعرفها. ومن خلال هذا المعرض لا يوصلوا الياسر من الزبناء، نتوقع أن لا نجبر ياسر من الزبناء عقب هذا العرض إن شاء الله. lan mooy tax nga wax bergerie mixte du futur da nga am yeneen yoo xam ni yi nga am quoi nga yor? si boo déggee man la bergerie mixte du futur parce que dama du limité wu ma ci xar rek, damay def élevage bu mix. waaw moo mix bi foo la intervenir, damay def ay chiens de race, par exemple des bergers allemands, des pitbulls, des canicarso, dama koy def. damay def aussi des lapins,
donc damay def aussi des chèvres de race waaw comme des Boer ak yooyu donc loolu moo tax quoi ma def bergerie du futur parce que mënuñu indi sujet yëpp parce que dafa am encore ñeneen éleveurs yu fi nekk pour indi seen ay sujet donc diñ siy jël quelque rek indi ko pour présenter ko gars yi mais ku ko soxla ku bëgg a xam bergerie mixte day déplacé wu ñu ngi nekk cité plage à côté de boulangerie jaune numéro bi mi ngi 46 50 13 21 mooy numéro WhatsApp bi aussi wala 36 70 19 57 donc numéro yooyu ku ko jël bu ñëwee daan ko présenter sujet yi won ko yeneen bagage ci élevage aussi c'est important. ñoo ngi nii actuellement si bergerie Waalo Mbodj léegi moom du si yàgg naa ko jox kàddu bi comme ça mu mun wax moom lu mu tudd bismillah. waaw sëñ bi ñoo ngi ziar bu wér di rafetlu seen ligne bi man maa ngi tudd Pape Moussa Mbodj dëkk fii ci Nouakchott di yare cité plage fii. waaw monsieur Mbodj dama la bëggoon laaj par exemple yow kañ nga dugg par exemple si élevage. bon élevage bi moom peut-être dama si judd quoi parce que dama judd fekk sama papa di yar affaire bi amour bi fekk ma ci noonu rek ma màgg ci quoi mais après bi ma demee ba ci kanam fekk maa ngi doon yar ñeen caaru xar yi ma demee ba ci kanam après ci laa dugg laadum mais laadum yi maa ngi ci dugg en 2014 laa dugg ci laadum yi. est-ce que yaa ngi gis par exemple moom xewel bi moom si laadum yi bu ngi si duggee mbaar moom amu benn regret. wax dëgg yàlla amul tànk ginnaaw quoi parce que déjà même duñu waxul affaire xaalis sax ak yooyu mais connaissance bi ak nit yu baax yi ngay xam nga da ngay xam ay autorité xam façon nit bu nekk day ñëw di la seet si comme nga te milieu élevage xam nga amul âge da ngay gis tous les genres de personnes tout âge dañuy ànd da ngay gis koo xam ne am 70 ans kii am 80 ans xam nga kii am 30 ans kii am 25 ans ñoom ñëpp nga gis leen ñu ànd comme ay nit yu bokk ndey ak baay comme mu nekk élevage day réunir ñëpp ñu nekk am même génération c'est-à-dire que élevage rek moo mën loolu quoi wax dëgg yàlla amul regret. donc ay xar rek nga yar wala am nga leneen aussi. bon pour l'instant avant dama doon def pigeon def ginaar mais instant bi nii xar yi ñoo nangu yëpp xar yi ñoo bàyyiwuñu beneen espace quoi xar yi ñoo jël lépp quoi. d'accord waaw léegi noo gisee par exemple foire tey bi waaw xam nga bii mooy suñu deuxième édition wax dëgg yàlla ku xool suñu première édition xool deuxième édition bi xam ni vraiment gars yaa ngi liggéey xam nga tey ñoo ngi góorgóorlu te am naa yaakaar bu baax. plus que muy dem di leen gis résultat quoi parce que affaire yaa ngi feeñ bunt yaa ngi feeñ quoi. waaw léegi su kàddu bu mudd dama bëggoon par exemple nga jox conseil par exemple mooy mbooloom nit yi ñii dinu seetaan. waaw ñu ñëw ak dal ak tey comprends nga seetaan xar yi xam nga lii fête la féexal xol yi comprends nga seetaan xar yi xol yi sedd comprends nga ñuy remercier aussi waa Line Africa vraiment nekk affaire bu initiative bu extraordinaire ñoo ngi leen di encourager xam nga. vraiment di wax ci kaw ci kanam quoi yal na yàlla may leen ndam li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla defal leen ko quoi. vraiment merci beaucoup Mbodj kontaan naa ci yow si intervention bi ñoo ngi woon fii si bergerie Waalo Mbodj donc Waalo Mbodj ñoo ngi leen di sant et di leen jaajëfal. léegi sunu xarit ñu wax nu par exemple tuuram ak ban bergerie lay def bismillah. waaw salaamaaleykum waa Lune Africa maa ngi leen di nuyu di leen ziar sérieusement man maa ngi tudd Oumar Fall. Bon, bergerie Tawfekh, je suis le propriétaire. Aussi, je suis résidé à la cité plage. Bon, je fais de l'élevage professionnel, des moutons quoi, de la race améliorée, les ladoum quoi. Voilà. Ah d'accord. Bon, merci beaucoup. Est-ce que yow façon bergerie bi nga am wala da nga am par exemple leneen aussi li ngeen de waaw xar laay def ak ginaar les poulets quoi, les poulets de race. ban façon poulet sunu poulet yi wala. bon am naa suñu poulet yi les poulets du pays j'en ai et j'ai d'autres poulets de race pour faire une amélioration. Dans tous les cas c'est une amélioration que je fais. Bon des moutons d'ici et des moutons de l'extérieur. noo gisee élevage par exemple fii si Mauritanie actuellement. Bon je dis que bon ça avance à grands pas hein. Sérieusement ça avance sérieusement à grands pas. On peut dire que bon on a fait du travail extraordinaire te bon comme niñ koy waxee bon sérieusement lu ne fàng kenn nu ko jeex quoi. loge boo xam ni BI donc benn société la incha allah rabi du yàgg par exemple ñu jox ko borom kàddu bi ñu présenté wu boppam et wax ñu aussi encore lu tax mu nekk fii si foire bi. waaw asalaamaaleykum jërë nga jëf man maa ngi tudd docteur Doudou Diop. maa ngi liggéey ak Mérial avant mais léegi kii mu nekk léegi Boringa ñu koy wax BI
muy société bi nga xam ne bi société allemande la alors dañuy defar garab depuis presque une centaine d'années ñu ngi ci mbiru garab yi donc li tax ma ñëw fii mooy que ni dama bëgg présenter société bi ak lan mooy doxalinam ci mbiru wér-gu-yaramu jur gi donc ça fait maintenant depuis léegi ma ngi mat ay ñaar fukki at maa ngi ci liggéey bi pour tout simplement gindi nit ñi ci façon ñu gën a xam feebar yi ñu gën a xam garab yi ñu gën a xam nan lañ koy utiliser ñu gën a xam nan la ñuy élever nan la ñu teewe seen élevage voilà en gros loolu mooy sama action en tant que délégué médical de BI. Est-ce que votre combat a été sollicité par le gouvernement mauritanien ou par les Mauritaniens eux-mêmes? Non, je travaille strictement à titre personnel et je crois que si chacun faisait ce qui le concernait, je crois qu'on peut réussir. L'État a assez de problèmes sans moi. D'accord. Et votre dernier mot, qu'est-ce que vous conseillez par exemple aux Mauritaniens, surtout les éleveurs mauritaniens? Moi je pense que l'avenir, pas seulement de la Mauritanie, l'avenir du monde en général. Par profession, je suis un ingénieur de mine, donc je suis assez loin de ça, mais je m'occupe de ça depuis une vingtaine d'années. Je suis sincère, je suis absolument certain que l'avenir du monde se trouve dans l'agroalimentaire. Et nous sommes en Mauritanie des éleveurs, c'est ce que nous savons faire. Ça a été notre produit d'exportation qui nous a permis de vivre avant l'arrivée des mines et avant d'arriver à tout le reste. Et je pense que c'est ça l'avenir effectivement du monde et pas de la Mauritanie toute seule. Je suis avec un ami, un grand vétérinaire qui va se présenter tout à l'heure. Pourquoi il est là ce soir? Mohamed, vétérinaire privé. Et voilà, je suis là pour rendre visite à cette exposition qu'on a attendu depuis longtemps. Et heureusement, il a vu le jour depuis 1 ou 2 ans. 1 à 2 ans. Vraiment, cette exposition, elle est très intéressante parce que nos éleveurs sont en train d'exposer ce qu'ils ont travaillé. Et donc voilà. Donc l'éleveur et le vétérinaire ensemble, certainement, ils vont faire de bonnes choses. Donc voilà, c'est le but de ma visite et c'est vraiment encourageant. Voilà. dama bëggoon xam ne est-ce que gouvernement bi par exemple xamoon na leen est-ce que mu ngi leen di encourager ci li ngeen di def ci liggéey bu rafet bi? Ouais, bon, avec le ministère de l'élevage à mon, mais avec ce nouveau ministère, vraiment, je ne suis pas du tout très satisfait de ce gouvernement actuellement. Voilà, parce que vraiment, on a eu tous les problèmes du monde sur nos foires, à des renteurs administratifs dû au changement des ministères. Et là, vraiment, ce n'est pas encourageant. Je crois que quand il y a des citoyens qui investissent, de liguer ces affaires, vraiment, on a une autre approche, une autre assistance administrative, technique et financière, même s'il le faut, pour encourager les gens pour avancer. Parce que nous, on croit à l'État et je crois qu'on doit avoir une autre plus considération que vraiment toutes les complications qu'on a eues pour nos préparations foire. نحن رايحون عند بلجيري ديدي نقدر par exemple تقول عن par exemple في بلجيرك شو عندك هون؟ ما شاء الله اسمي با عمر الحسن. بلجيري ديدي نجاي. كيف شي نقالوا بيتكلور. هو قط جاي 28 نوفمبر ايون نعم وهو القبو جاهز هوك. اوكي. ما شاء الله برجري زين فوار زين عندنا حفله زين عندنا ما شاء الله تبارك الله شايفين في شيء زين ما شاء الله سيرتو نهار يوم زين وراينا عنده كم من سنه عنده 3 ما شاء الله هكذا زين ما شاء الله. ديدي نقدر نشوفك باغ اكزومبل انت لاش تخش في حيوان؟ نبقي كيف الناس نبقي حيوان زين ما شاء الله حيوان زين عندي ما شاء الله زين سيرتو ماني وحدي بوكو دي جان ما شاء الله زينين عندي ما شاء الله زين عندي حتى ما شاء الله. تقدر تقول عن شوي بريزون في هاي فوار شنو نقول لك كاع فوار ما شاء الله زين عندي وزين عند كل الناس زين عندكم انتم دور تؤودوا في الحيوانات كاملين كل حد يجيب اللي عنده ما شاء الله ما هو خاص شيء الحمد لله تو الموند سي بريزونت الحمد لله في البيت كلور وما ميز ما شاء الله زين ما شاء الله كما. والدولة يعرفكم ورك والله؟ الدولة يعرفنا حتى باسكو هاي قط قاس نيما نركبش قاس نيما 28 نوفمبر وهو المقني كاع
هو اللي قاعد يجهز النعمة الكباش. C'est lui qui a gagné le premier mal là-bas. قدام رئيس. قدام الرئيس. الرئيس جاي مسو قاع. الرئيس جاي مسو. رئيس مسو. رئيس مسو. الله. Ok Didi جزاك الله خير شكرا عليك. tout à l'heure كان هون في برجري ديدي قال لنا بار اكزامبل هاي كبش كبير رئيس جاي مسو حلو قال بويتو كلور واللي قلب في 28 نوفمبر. جزاك الله خير سور نعمة مولي. جزاك الله خير ديدي شكرا عليك. ñoo ngi nii par exemple si bergerie Sensa Agri léegi ñoo ngi jox kaddu gi koo xam ni moom mooy responsable bergerie bi léegi doonu may par exemple nga wax ñu sa tur. maa ngi tudd Sadibou Fall di représenter Sensa Agri fii ci Rosso sunu base mu ngi à Kër Marsar sunu wàllu liggéey wàllu lépp loo xam ne si toll na ci wàllu jur ndaxte dañuy def lépp loo xam ne si wàllu càmm la ak wàllu mbay moom mooy sunu liggéey léegi en fait comme foire bi am fii ñu am fii invitation sunu représentant fi mooy Ibrahim après ñu ñëw fii sunu wàllu liggéey nag comme liñ la ko waxee moom mooy indi jur jëlee ko Afrique du Sud indi fii ay race lu waaye soxla ci race bi ñu yor fii ñu indi la ko dañu fi indi ay bëy comme genre yi ñu ni yii mooy Bourgout dañ leen fi indi en matière de ñoom affaire yàpp la ñu gën a soxla ci ñoom ndax yu mag lañu dañuy dem ba peser à 90 kilos jusqu'à 100 yu mag lañu et puis seeni jigéen première bi rek la ñuy jur benn doom deuxième bi yenn saa yi dañuy dem ba 3 ba 4 dégg nga ñu am fi beneen race boo xam ne tamit moo ngi tudd Sanen mooy ñaari façon yi Sanen nekk du ñoo un peu maigre mais ñoom seen dund yëpp li ci ëpp ci wàllu soow la maanaam loo leen jox ci soow lañ la koy fay daal ñoom de seen bëy dañuy dem ba presque 7 litres soow par jour moom lañ leen di ñoom la ñuy rat bu fekkee di ñu dund seen dund bi war am na yeneen yoo xam ne tamit dañ koy impliquer ndax dañuy liggéey ci wàllu jaay yàpp aussi dañuy jaay yàpp comme nit ni mu ko soxlaa ñu emporter ko fu mu soxlaa dañu koy toppatoo defar ko defarin bu rafet paqueter la ko ñu yónnee la ko ak foo mën a nekk dégg nga en même temps aussi wàllu xont am nañu benn façon ñax boo xam ni mu ngi tudd malafalfa boo xam ni moom la ñuy defar bu ñu ko jiyee fii par rapport ak ngooñ dafa fort moom aliment boo xam si kii bi dafa baax léegi dañu koy boole ak mboq ak ripaas ak benn façon kii bu ñu wax coco ñu mixé ko léegi yow bu ñu ko mixé au lieu que sa jur da ngay jënd ripaas jënd leneen non nun boo ñëwee tey yow da ngay sotti jur bi lu muy soxla ci yow ndox kese ndax am na ñetti matières yëpp yi nga xam si moom nga soxla mu ngi ci biir dégg nga am nañ beneen cadre tamit boo xam ne si dañuy implanter comme banana comme que soxla des pieds li nga ci soxla mën nañ la ko indil pour sa tool ñu jëmbatal la aussi am nañ beneen wàllu liggéey boo xam ne tamit wàllu barrière dañ ci barrière lu ci waay soxla dañ ciy importer jëlee ko Afrique du Sud lu ci waay soxla ci wàllu barbar tamit bokk na ci sunu liggéey dañu koy liggéey loolu moom moo nekk li nga xam si sunu wàllu liggéey la fii et puis ñu ñëw Mauritanie mu nekk pays boo xam ne alhamdulilah benn la ak Sénégal ñu fas yéene jàppalante mu doon liggéey joo xam ne si luy jëmale ñaari réew yi kanam incha allah. mais léegi actuellement dama bëggoon xam ni par exemple su mbettee ak ni nga ko defee liggéey bu mag bi par exemple yow ak sa gars yi yëpp ban mbettee nga ci am. voilà donc mbégte bi moom c'est moins loolu que kenn xam ne amoon na difficulté dem ba mu xam ne taxawal na ko léegi c'est vraiment mbégte la doon parce que c'était difficile c'était trop difficile pour que ñu def ko ni d'ailleurs on devait commencer le 20 malheureusement c'est le 21 qu'on a commencé dû aux lenteurs administratives et loolu affaire la bi nga xam ne kii na mais à part loolu vraiment comme lépp taxaw na ñoo ngi kii partenaires yi ñëw nañu éleveurs yi génne nañ seen sujet ñuy sujet du rafet donc étant président mënuma lu dul satisfaire si loolu voilà donc satisfaction vraiment c'est le fait que malgré toutes les difficultés mujj nañ taxaw bu ubbi nañu donc vraiment satisfaction la quoi. D'accord à travers par exemple chaîne Line Africa par exemple loo mun par exemple conseiller ñoo xam ne dugg ñu si élevage ak ñi dugg si élevage pour nga encourager leen. waaw chaîne Line Africa kooku moom mention spéciale à vous parce que li ngeen di def c'est une première.
parce que actuellement nii nii yéen a ngi wane jeunes yi ci li ñuy yëngu yéen a ngi wane lu xew ci àdduna bi yéen a ngi wane lu xew ci Mauritanie donc c'est important c'est à encourager man j'invite tout le monde à s'abonner sur la chaîne parce que c'est très important parce que day joxe actualité vraie et nette. Lune Africa c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative parce que c'est des jeunes qui mais ils ont voulu investir sur le visuel dans les réseaux. Et di ñaan yàlla tamit suba mu nekk télévision bi nga xam ni day nekk ñëpp télévision privée bu ñëpp di gis parce que yéen a ngi liggéey bu rafet. Et donc di encourager nit ñëpp dugg si et que bépp sponsor bépp soutien bépp annonce c'est facile comme ni ngeen ko gisee am ngeen seen contact nit ñi dugg si da nga jàppale leen parce que c'est des jeunes yi nga xam ne vraiment ñoo ngi ñafe et mënuma lu leen encourager leen quoi voilà. Merci beaucoup ñu ngi woon par exemple si bergerie Bouna si Couva wax na ci lu am solo et surtout aussi encore gouvernement bi man maa ngi waxate par exemple si nguur bi ñu góorgóorlu bu baax dimbali ñëw aussi encore ñoo xam ni ñii ñooy doomu réew bi parce que dañu bëgg liggéey il faut ngeen encourager leen. Bajogalo doko sayeti alla beidan Maulana ya Noro ya Karim ya Rahmani ya Rahim ya Lazal Jalali wal Ikram de foire mawɗo foire ganduɗa hoorema en international pour la première fois e nder Mauritanie ɗo e Nouakchott min goni ɗo henne koye banggue ganduɗa hoorema en 5e mo hedde cinéma Sada donc amen mbi tan ene wayno kono gasnirde golle hande o min mbaɗi ɗo visite subaka o ala fof façon ganduɗa hoorema en boxe mamen jeyani nan nehe ɗo henne hono laadumaji e mbaɗi pucci ene waɗi nayyi ene waɗi aussi vétérinaire uji arɓe accompagne hono oɗo foire e waɗi aussi kadi les grands moulins nan ɗo henne kadi aussi encourage de ganduɗa hoorema henne ko fate aliment pour ko oɗo ƴi ñamata ko on ji onon dendagal bandiraɓe hono ɓeɗo yimɓe arɓe visite wonni rewɓe aussi kadi mamen dañi ganduɗa hoorema henne question de ɗo henne mbi ɗum ɗo ko welamma mawɗo wonande ɗumen par ce que ɓiɓɓe mumen mbawi yaltude ha gara ɗo henne ene mbawa aussi yiilade hono feerde wona wurde ɗum ɗon ko hunde mawde ɓe mbi wonandeɓe kamɓe aussi yimɓe hono 5e naɓe ko nande henete donc aɓe mbi tan ko oɗo woni 3e men émission hono Lune Africa mo wadde ganduɗa hoorema henne hono oɗo association des éleveurs en Mauritanie donc aɓe mbi tan onon dendagal bandiraɓe yeɓoɓe ɓen e Lune Africa woni jejjite abonnade e ganduɗa hoorema e nder oɗo chaîne gonɗo YouTube hono Lune Africa abonnon sono abonnima paron ñoƴƴon cloche o ɗum noon wassalam e eɗen mbi kokkodiren rendez-vous aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ha ɗo kadi aussi e saaha goɗɗo garowo dabɓo inchallahu rabbi ɗum noon on jarama merci beaucoup ya rahim ya lazal jalali wal ikram nen koy min ñagima ko jammi kisa Lune Africa la Lune Africa Africa sayinama